non ça circule lentement sexe boobule wante nag bu ngeen wàccee pont bi aussi man ngeen wéy seen circulation sur la VDN daal di wutali Seydou Nourou foofu la aussi amul jafe-jafe ñu des nag sur l'ancienne piste foofu la aussi xaar leen fa quelques lenteurs pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a def du côté fi nga xam ne mu nekk Ouakam bu dee nag da ngeen wër ñaari foofu yi nga xam ne ñoo nekk l'échangeur Sacré-Cœur surtout nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàllal vers la boulangerie zone foofu la amul benn jafe-jafe la voie est complètement dégradée mais de rappeler rek aussi nous sommes passés sur les zones du pénal pour ñi nga xam ne ni dafa bàyyi ko vers rond-point ci presse ak am na quelques ralentissements daal rek maanaam ak ci rond-point boobu la yàlla fekk. C'était Trafic News. ba si kanam Pape Alé Cissé aywa Mambay mooy indi leen. jaajëf Yacine Seck dañ lay bàyyi nga dem naa ni café ñu def ci des ci waxtaan bi ànd ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Siré Sy sànq sama conseil doyenne Mame Diarra Da Silva dafa xëcc sama nopp nee na lu tax démarré ñu en français Titiri ak nag Lamine Diack waaw Mame Diarra Da Silva sunu xarit bi ndeysaan ak ñu teere wax na dëgg de xëcc sama nopp quoi demande d'explication la ma envoyé ma nekk j'ai reçu tardivement l'information ayca kon nag dañu koy door Mame Diarra génn kàdduna ak ki nga xam ne rek moo fi nekkoon président bu athlétisme mondial Lamine Diack moom nag dafa génn àdduna tey ji ci guddi gi la ko def ci alxames ji mu mel ni it mënees nañu wax ne mu ngi ko defee sa këram Mermoz xabaar boobee kon moom moo rot mu mel ni it moom ndem si yàlla si jot na fee nekk maire bu Dakar jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndaw yi it moom it ak coow li ko fi mujjoon topp mënees nañu wax ne juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett sa la toll woon moom bu muy génn àdduna moom président Lamine Diack dañ ko jébal boromam tey ji gannaaw jullit tisbaar gi sa sëggi julliti Yoff kon nag El Hadji Mouhamadou Mansour ñu bàyyi la nga yëkk si ay kàddu yu seede. jaale ko waa Sénégal yëpp massawu ñu dund métitu bañ ko tegee loxo ba léegi ñëpp di waxit nag ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaye di waxit nag ni alhamdulillahi rabbil alamin parce que bi mu libéré ak léegi yàggul te lu nekk am na fi soutenir nañu ko dajaleel nañu ko xaalis lépp ñu samp ay laaj ci lu tax ñu singali Lamine Diack ana ñu mu àndaloon te ñu tuumaal leen lu tax ñu yóbbu Sénégalais bi bàyyi russe bi lan moo tax ñu yóbbu Sénégalais bi bàyyi yeneen nationalité yi lan moo war a doon taxawaayu gouvernement bu Sénégal pourquoi Lamine Diack ci loxoy français yi est-ce que France rek moom yaa na mu tuddati yaa 2F waaw est-ce que France dong moo ko moom est-ce que France moo am juridiction bi war a topp Lamine Diack est-ce que moom moo am sañ-sañu tëj ko foofu France coow li fa amoon ak yëpp alhamdulilah ñëw na ba fi mu dëkk defee na ko fi wàcc fi liggéey mu sante ko yàlla ndax am na fu mu doon am tey mun na nekk sax gàcce ci ñenn ñu ngi koy masaw di ko jaale njabootam di ko jaal waa Sénégal et di jaal itam ñi nga xam ni wóor na ma ni tey ñoo moom dëj bi muy ñi taxawaloon association uniquement pour soutenir Lamine Diack ñooñu ñoo moom dëj bi tey vraiment ñu ngi leen koy jaale ñu ngi leen koy massaw bépp nguur nag wala prestige bu nit am na ko te képp koo xam ne tey toog nga takkatal ndomba tànk wóorule di nga am li Lamine Diack am yàgg naa sigil France booba Sénégal moomul boppam ci wàllu athlétisme ñu nekk ay champion yàgg naa sigil France booba Sénégal moomul boppam ci wàllu football booba Sénégal moomagul boppam bi Sénégal moomee boppam li aw ci moom ci ay takkatal ndomba tànk tey gàcce ngalaama mu wane ginnaaw ku mu yeewul nag leen doot la yee ndax wóorul ba xam takkatal ndomba tànk bala tax a fuuy est-ce que da nga egg fi Lamine Diack egg te dafa moom dafa mus a des ni dégg damay wax ni am na ay quelques personnes ku mel ni Lamine Diack ku mel ni El Hadji Malick Sy Souris ku mel ni Cheikh Seck def nañu lu nekk ci wàllu football te gis leen sax yombul dañu ni dégg loolu nag war naa yee benn personne ñu nekk ci wàllu politique ñu dal xam ni menaces yeeg xoxotalaate yeeg xulli bët yeeg amul benn sens ñun ñëpp bokk juddoondoo Sénégal mais Lamine Diack fu mu jëm yal na ko gënal fi mu bàyyi ko en tout cas Sénégal yëpp kontaan ci moom allahumma amiin ayca ñu door bi la jotaay xibaar nag négociation bi doxoon ci diggante gouvernement bi nag kuréelu syndicat yi transporteurs yi démb ak déggoo amu ca la ko waral du leen dul ñoom kuréelu syndicat yu transporteurs yi nee nañu kon ña waroon teew sa ndaje ma du ñëpp ñoom ñoo sa teew kon dañu koy boycotté loolee nag ay kaddu la yu nga xam ne nii ministre Mansour Faye la mu sa xamle moo du ñoom ñooy imposer ña fay teew ndax moom mooy seen tutelle Fatoumata Diop lañ siy àndal.
cadre unitaire bi ëmb syndicat yu transport routier bi nag nee na ñoo lànk ne duñu négocier ak jëwriñ bi ñu dénk wàllu transport fekk juróom benn ci ay ministres yi mu concerné teewuñu. woo naa certains responsables ni leen mën ngeen ñëw ñu toog waxtaan parce que yéen ay responsable ngeen ñun ay responsable lañu te heure bu ngeen ma wooyee pare naa pour recevoir leen ñu waxtaan. waruma ñëw toog ñu waruma exiger ne yeneen ministre dañ ci war a ñëw fekkee loolu warul demee noonu bu fekkee defar dong ma leen tax a jóg. parce que bu ñu gisee ni économie bi ñaari fan mbir yu bëri taxaw looy day sooxee économie donc pour éviter loolu yëpp man pare naa ñëw toog ak vraiment tous les directeurs yu nga xam ne ñoom ñoo fi ñëwoon a sànq woo leen ñu ñëw toog ñu waxtaan comme ça. ñu lever seen mot d'ordre nit ñi mën a dem liggéeyi te loolu pare naa ci jegewu ma fi. gouvernement bi nee na nag dinañ jël ay mesures ci wàllu wu ni mel ngir permettre askan wi ñu daal di rek dem vaquer seen ay occupation ci ni mu gën a yaatoo. am na loo xam ni duñ ko seetaan parce que gouvernement dafay condamner yàq-yàq bu am ci dëkk bi ñu jógoon pour liggéey ñu toj seen ay oto. jël saccagé ay kaaru ak ay bisu Dakar Dem Dikk loolu état bi daf koy condamné fermement te mënu ko seetaan parce que nu nga amee am droit grève noonu que nit ki amee droit dem liggéey bu bëggee liggéey donc grève sa grève booy grève te nga bàyyi ko bugg liggéey dem liggéey loolu nag gouvernement bi dana jël matuwaay bu mat sëkk pour képp koo xam ni bëgg na liggéey mu dem liggéey te loolu aussi bépp kuréel bu nekk ci biir état bi moo xam ne service la wala gouverneur wala préfet wala sous-préfet wala maanaam force de l'ordre yi ñu jël matuwaay yépp pour képp koo xam ne bëgg na dem dëkk moo xam ne liggéey wala doxi soxlaam mu mën ko def en toute sécurité et en toute liberté. mu mel ni nag grève bi jeexagul waaye ministre ba la mu jàpp bokk na ca point yi mu daal di concerné moom moo di rek ñetti poste contrôleur yu ñu teg ci corridor routier bi waaye itam concurrence déloyale bi charge à l'essieu mais désagrément yi ñu nemmeeku te jàpp na ne nguur gi ñu ngay defi effort ci wàllu wu ni mel. Siré si noo jàngatee kàddu yi nga xam ne Mansour Faye yëkkati ne ko jëm ci grève leen seen grève waaye bu leen tere nit ñi dem seen liggéey te état bi dina jël ay matukaayam. waaw mais moom li mu wax ne c'est li anglais yi di wax li ñuy wax Gambie nonsense. waaw yow léegi état bi buy jël matukaay yan matukaay lay état di jël état bi kañ li mu mën a def mooy transport public Dakar Dem Dikk te Dakar Dem Dikk depuis dem ba léegi mi ngi daw am na information buy jóg ni am na ci parti ci askan bi saccagé Dakar Dem Dikk. Ça c'est inadmissible. ñoom na transporteurs yi continuer seen grève parce que ça relève d'une affaire privée mais transport public moom Dakar Dem Dikk bu ñu ko ci boolee de toute manière sax moom de ce qu'il en reste de Dakar Dem Dikk xam nga sëñ Mambay le roi Hassan II da daan wax Hassan II bu Maroc da daan wax ni la différence entre les hommes au-delà de tout les qualités leur caractère etc c'est ce que c'est le style mu ni la différence entre des hommes bu ñu jëlee lépp bu ñu rombee lépp c'est le style qui fait la différence entre les hommes te tey jii sunu ministre Mansour Faye il a un style à la fois étonnant et détonnant xam nga dama lay jox benn exemple Mambay soo xoolee ministre yi fi jot a jaaragum ministre bu ci nekk mën ngaa jàppandi ci moom benn lu ñuy tuddee un fait d'arme c'est-à-dire que bu ñu la nee ministre bi rek yar sa xel ci lu muy njëkk a dem ci moom. ma jox la benn exemple Aminata Mbengue Ndiaye soo xalaatee rek li sa xel li muy dem ci moom mooy xar. moom fi nekk ministre de l'Énergie xar moom daanul manqué soo xoolee par exemple Mary Teuw Niane sa xel li muy njëkk a dem rek mooy UVS. soo xoolee par exemple Eva Marie Coll Seck sa xel li muy njëkk a dem rek gestion Ebola bi. boo xoolee par exemple Matar Ba sa xel li muy njëkk a dem mooy Sénégal di dem ay coupe du monde. ñu dellu ci waat coupe du monde soo xoolee par exemple Amadou Ba sa xel li muy njëkk a dem mooy ci la bonne tenue des finances publiques ci affaire recettes yi. soo xoolee par exemple Moussa Baldé sa xel ci li muy njëkk a dem le professeur Moussa Baldé mooy la mécanisation de l'agriculture. soo xoolee par exemple
professeur Abdoulaye Seck sa xel ci li muy njëkk a dem mooy la révolution du riz gis nga soo demee ci par exemple Boun Abdallah Dionne sa xel ci li muy njëkk a dem waaw non maa ngi ñëw te boo demee ci Boun Abdallah Dionne sa xel li ci li muy njëkk a dem rek mooy PSE plan Sénégal émergent soo xalaatee maître Omar Youm sa xel ci li muy njëkk a dem mooy tali yi autopont yi mais sama waa ji moom bu ñu leen nee Mansour Faye bu ñu waxee Mansour Faye sa xel lu muy dem mer budde wax ay propos yoo xam ne doo comprendre moom daal doy na waar ba pare en fait du sax dama ko singuler non man sax je le connais même pas mais c'est que dama gis nga boo nekkee ministre nekk kilifa les éléments de langage dafa baax les postures dafa baax les carrures dafa baax comprendre dafa am yow no façon booy waxee yow da ngay xam taal ci affaire bi man vraiment manager daal ak dirigeant ak autorité nii mu waxee nii mënoon naa ñàkk ci ay ñoo xam ni ko Mansour di waxee ay kilifa ay chef d'entreprise ay gars yoo xam ne fi ñu transport mais il faut nga moom daal mi ngi noonu. mais le député du peuple sànq yaa ngi siy cof tuuti ndax ñoom dañoo exiger ne kon yeneen ministres yi nga xam ne dañoo concerné dañoo war a teew ci li nga xam ne moom mooy ndaje mi ndax mbir yi du rek wàllum transport mais dafa am yeneen yu nekk ci biir. Mansour. ñu xam gestion wu garage yi. maam transport dafa yàgg am ay problème bi ñu déplacé pompier indi ko Sirnos gis nga coow li fi amoon c'est-à-dire que milieu la boo xam ni dañuy faral di jël ay décisions ci seen kaw te duñ leen ci boole tey nag ñu yeewu xam ni àddunay doxee xam ni am nañu doole xam ni seen dóor bi dal na xam nga foog nañu ni dafay am xam nga nguur goo xam ni da ngay yëkkati say kàddu souvent di faste ay sikkim xam nga boo ne ñu bëgg a liggéey nañu liggéey loolu mooy ki sonn barki démb ak démb xëy na amul dépense yaa ngi koy jox courage pour mu liggéey boo ko poussé pour mu liggéey yaa ngi tax mu commencé génn ci mbooloo bi mu nekkoon c'est-à-dire que nguur du noonu lay waxee mais heureusement bii yoon nekkul benn syndicat du ñaar du ñett fukk ak ñeent la ñu tënku ci benn cadre kii laver oto mu ngi ci kii defar pneu ngi ci mécanicien baa ngi ci biir kii moom oto ngi ci biir kii liggéey ci oto baa ngi ci biir apprenti baa ngi ci biir station yi ñu ngi ci biir te maam fi nekk nii carburant mi ngi commencé ñàkk. ok maa ngi def naa ci ay gëstu diggante démb ak tey maa ngi ci am confirmation. ñu ngi commencé di sentir carburant di wàññi parce que camions yi ñoo ko yóbbu camions yi dawuñu xam nga da nga daan dégg ñu ne chauffeur camions yi ñoo grève tey ñu ne kalandoo yi ñoo grève tey tataay mais ñëpp lañ ci bokk cette fois-ci. nguur gi bëgg ak bañ dina fekk ci transporteurs yi. loolu taxu leen a néew doole de. loolu taxu leen a faible. mais nañu am méthode bu ñuy jaar pour wax ak ñoom mais ay naan la ñu bëgg liggéey nañu liggéey bi yoon loolu féewalewu leen de. mbooloo mooy doole ko xam non loolu gars yi dugguñu ci de. ay mag lañu xoolal du demee noonu. te dina ci bëri ay produits yu nga xam ne inter si biir réew mi la daan jógee daan ñëw jaar si tali bi yëpp day manqué. non bu fekkee dafa continuer. bu ñu négocier wul xoolal bi yoon mënuñu leen a jaxase de. gars yi dañu ko waajal bu baax a baax. da ngay yokk da ngay ñam transport. mooy la seule activité au monde boo xam ne pour nga def ko dafay requérir la plénitude de tes six sens gis nga mooy métier bi nga xam ne yeneen métier yëpp mën nga ko def manquele benn cër mais transport rek mooy métier bi nga xam ne pour nga mën ko def sa juróom benn cër yëpp day fonctionner benn loxo du dawal benn tànk du dawal daa gis pour xool li ngay dawal daa dégg klaxon ak yooyu donc ne serait-ce qu'à ce titre là transport moo yorub économie. yàlla baax na leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di marathon budgétaire bi sa pencum ndaw yi réew ma xam ngeen ne démb jëruñu dénk wàllum ndaw yi moom moo doon jàkkaarloo député ya moom jot nañu ko laaj nee na Fatoumata Tall ci xëyu ndaw yi programme boobee nee na ñu ngi koy doxal jamono ji te jot nañu sax installé ay pôle emploi ci ñeent fukk ak benn ci ay département yu fi ne ñu ànd seen Ndeye Khady Diouf. ngir jëmmal programme bii di xëyu ndaw ñi ñeent fukk ak benn ci ñeent fukk ak juróom benni département yi nga xamante ne moo nekk ci réew mi am nañ ay pôle emploi jël téeméeri ndaw yi nga xamante ne nii da leen di da koy représenté ci pôle emploi yooyu tey téeméer yooyu recruter nañ leen ba déployer leen ci département yi ñi nga fa nekk di liggéey ci pôle yi nga xam ne ubbi nañ ndokk yàlla nag ba pôle yi nga xam ne ubbi na bari na lool ñeent ñoo ubbeegul te ñi ngi nekk ak suñu yeneen collègues yi di ko liggéey pour que pôle yooyu ubbeeku.
dajale ressources yi ñu jagleel ndaw ñi yëpp doon na lu soxal député yi ba ñu bejji ko ci kanamu jëwriñ ju ñu dénk wàllub ndaw ñi Néné Fatoumata Tall di dalal xel yi. dañoo nekk ci gouvernement buñ ko waxee dëgg la ku nekk am na cër am nga rôle booy joué waaye itam bu ñu boolee liggéey bi def li nga xamante ni moom la tubaab di wooye synergie bu ñu ko defee rek ku ci nekk di nga sentir sax ni la nekk ca sa ministère morom ci sa ministère la nekk. député yi it daal dinañu àddu ci tolluwaayu mbëkk mi ak seen bëgg-bëgg ngir lii di emploi ñu daal di koy jox ministère bi gàllu jeunesse. mais nit El Hadj bu ñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllu ndaw yi nee na nag dinañ réceptionné si lu yàggul dara domaine agricole bu Kër Samba Kane ak bu Sangalkam domaine agricole yooyu bu ñu siy wax ndax lañ si jublu woon njortees ngeen ne kon am nañu ko. non amu ci ak ñi gisoon fan yii ñuy def ay manifestation ak ki jiite woon DAC bi ba mu génnee réaction ba mu def alors am na ay borom xam-xam yoo xam ne defoon nañu ay proposition ci DAC yooyu nu ñu ko mën a préserver ba nga xam ne ëllëg ndaw yi ku jóg am xeemem teef def mais annoncé ay DAC yoo xamante ni bi résultat bu doxam fan la mujj tey doon nañu bëgg loolu ci ministre bi bu annoncé DAC yooyu nga xam ni war nañu ko ubbi mais mu defal ñu au moins bilan ci DAC yi nga xamante ni bi ubbi woon nañu leen ba noppi xaalis bu bëri dem ci bu ko defee xel yi daañu mën a dal bëggoon nañu itam vraiment sur le terrain ñu notifier ñu jeunes yooyu nga xam ne recruté nañu leen ba noppi c'est-à-dire que Sénégal lu tax duñu du def lu palpable c'est-à-dire nit ñi dañoo bëgg di gis xam nañ ni oto ñeenti pneu lay am pour daw nañu war nit ñi lu ñuy gis nii ñun li ñu gis mooy buñ nee taxawoon nañu fi benn DAC dañuy jékki-jékki gis ñoo fi nekk di def ay manifestation ndax conditions yi baaxul ndax la ñu lay waxoon defuñu ko ndax yëf yu doxul day mujj tëj alors milliards yéen ca defoon du mujj fenn. donc liggéey bi vraiment wan nit ñu lu palpable moo ëpp. alors Siré programme DAC bi. waaw programme DAC bi man dama liir ci presse bi. bi ma jëlee li Mansour wax ba pare Ajaratu Aïda Mbodj. député honorable député mu témoigné ci ministre bi mu ni ko président Macky Sall daf la war a yokkal say moyens. parce que da ngaa fidèle ci moom yow tamit tata affaire yi du noonu c'est bu ñuy yokk ay moyens comme ce n'est pas parce que dafa fidèle mais c'est parce qu'elle a fait des résultats ou elle a fait des performances donc voilà ce qu'on appelle le temps de la politique quoi xam nga yow bu ñu lay yokkal sa budget c'est pas parce que tu es fidèle à président Macky Sall la fidélité se traduit dans la capacité à traduire en acte et en résultat les grandes directives du chef de l'État c'est parce que pas parce que tu es de l'APR que tu es etc que dañu war a yokk sa budget dañu war a yokk sa budget ci kaw nga def ay résultats yu performant ñu xam ni yow kat ku la dollil daa def lu gën a bari loolu quoi li ci des mooy li Mansour wax rek c'est-à-dire que balaa ñoo jàll ci leneen li fi jot a def nañ ko xayma war a def et puis on est toujours dans le temps de la promesse aussi quelque part dinañ ko mi ngi nii de daanaka moo gën danañ ko fi réew mi toll nii. ayca wàllu politique la ñu àddu jëmale ak coalition Yewwi Askan Wi démb amal nañu janoo taskatu xibaar yi Yewwi Askan Wi nee na ñu njiitu réew président Macky Sall la ñu bëgg a yóbbu ci attakaay yu mag yi ngir nag Jibril Ngom ba mu dalaloon sa palais te mu daawoon naax seeni liste nee nañu nag ak pétition sax noppi nañu ngir dajale ay xaatim yóbbu mbiri sa pencum ndawi réew ma ñu ànd Cheikh Safiatou Ba ci ay leeral. leaderu coalition Yewwi Askan Wi yi di artu. et ba fii ñuy wax ak yéen gox yu bare. loolu moo tax décision yi kenn appliqué wu ko. que le président Macky Sall mi ngi yóbbee réew mi ci situation bu doy waar situation bi nga xam ni Yewwi Askan Wi nekkul pour di ko bàyyi mu jàll. li ñeel audience bi nga xamante ne rek njiitu réew mi Macky Sall daf ko accordé ki nga xamante ne rek moo nekkoon coordonnateur Yewwi Askan Wi Matam conférence des leaders bu boobule. li ñeel audience bi nga xamante ne rek njiitu réew mi Macky Sall daf ko accordé ki nga xamante ne rek moo nekkoon coordonnateur Yewwi Askan Wi Matam conférence des leaders bu boobule coalition di xamle ne rek dinañu lon. dafa neenal li nga xam ne mooy suñu institution bi nga xam ne mooy président de la République ñuy ñaan Sénégalais nañu signé pétition boobu. pétition boobu li tax ñu koy lancer mooy pour que ñu saisir Assemblée nationale d'une demande de mise en accusation. Yewwi Askan Wi di nakarlu itam justice bi ñu jàpp ni rek tëddeewul njaxanaay ci li ñeel rek mbiruma Kilifeu ak Simon tey woote rek ci mobilisation bu rëy a rëy ci marche bi nga xamante ne rek nam nañ ko amal ci aljuma ji ngir sàkku rek ñu libéré. Yewwi Askan Wi di nakarlu. mu ngoog marché la ñu woote ñoom waa Yewwi Askan Wi tey ji si àjjuma ji seen bëgg-bëgg moo di bokk na ci yóbbu président Macky Sall ci attakaay yu mag yi jëm ci mbiri Jibril Ngom ka dawoon ak seen i liste ndax njortu nga ne kon loolee mën na antu. bu antuwul tey antu ëllëg. bu antuwul tey
antu ëllëg parce que yëf yi du dëgg lu nekkul dëgg mënuñoo fexe ba mu nekk dëgg bant yàgg ci ndox du ko tax nekku jasi Djibril Ngom dañu ko war a topp ci wàllu yoon ay nit duñu boole seen ay dossier seen ay liste nga participer ci ay élection ak élection ni mu toll nga jël liste yi daw ak moom ci beneen coalition bu noppi nëbb liste ya ba tey jii nii ñu ngi dute ci validité liste boobu est-ce que dana am wala du am parce que bi leen cour d'appel joxaate dëgg pour ñu mën a indiwaat liste bi ñoo fa nekk di administration territoriale yi dañu opposé wu ba xëy na mën a dem sax cour suprême ñu ngi ci mois de décembre donc ay fan moo des ñu egg ci élection yi donc Djibril Ngom non seulement dafa trahir ñi mu àndaloon mais naw loowul Sénégalais yi c'est-à-dire ñu àndandoo boole seen ay liste am ci confiance na tabb la nga nekk mandataire mais boo bëggatula dem maam ñëwoon ni leen gars yi man démissionné na bàyyi naa jël leen seen liste génne leen ma mais jël liste boo xuma da nga koo jaay xuma dem ak moom ci beneen ci opposant wu kooku wala concurrent loolu c'est-à-dire moralement du yëfu nit foog nga bokk ci askan woo xam seen jikko dafa yàqu complètement pour mën a def yenn yi iza fasadatil axlaaqu fil ummam fa xul kullu shay'in laha qad fasadat aw askan bu ñu demee ba seen jikko yëpp yàqu ba dara mënatu faa baax jàpp ni lépp lu ñu amoon yàqu na parce que moral mais am naa sañ-sañu ni bàyyi naa kay doyatu leen ma kay banaa jël leen seen liste mais jël liste bi xuma da nga koo jaay xuma dem ak moom ñu ni déete waaye nga def jikko joo xamante ni bii ñëpp ko jéppi ñëpp ko war a dénoncer man nag opposition bi wax dëgg yàlla li tax ñu toog ba léegi moom a jaaxal parce que man premier jour laa leen di woon saisir leen justice parce que lii gouvernement bi du ko même bu fekkoonte woon ni jaayu ko sax waa gouvernement bi mais occasion bu ñu profité wala doon bu ñu ko raté entre temps gaañ bi bu leen ko wàcc waxoon naa leen bu leen ko may jàpp parce que loolu jëfu yabaate la ñu ne déete waay nag vraiment ñu wàcce vraiment suñu institution yi quoi vraiment ñu nekkul ay modèle ci wàllu doxalin ci wàllu jikko ci ñàkk a nawloo ñi nga àndal xaw ma nu ñu leen mën a dalale palais de la république xaw ma nag lan la man vraiment bitu suñu njiitu réew di dalal Djibril Ngom ak li mu def man wax dëgg yàlla daal jubluwaay bi day dawaar daal mooy jubluwaay bi jaaxal na képp ko am xel. day dawaar daal. ayca Siré Sy. plainte contre Macky Sall Alioune Sall Karim Wade devant 6 juridictions Transparency International moo def lu ni mel loolee tsunami judiciaire la ñu ko tuddee. waaw boobu daanaka mënees na koo dogatee. ni ñu koy dogatee mooy affaire Aliou Sall bi loolu moom la Ahmed waxoon faral koo wax depuis ay at. suul gaz du ko teree xeeñ. loolu moom du deñ suul gaz du ko teree xeeñ beneen bi mooy bi waa Yewwi Askan bi wax fan yi xam nga ñu ngi naan dañu bëgg a yóbbu yëf yi ci assemblée nationale pour toppee président njiitu réew mi haute trahison ma rappelé ni haute trahison sunu loi wu réew nee na président de la république kenn mënu su ko toppee lenn lu dul haute trahison sans pour autant définir c'est quoi la haute trahison donc yow soo jàppee ni lii mooy haute trahison boo demee ci juge bi moom mooy apprécier mais man dama jàpp ni sax président bu ñu ko waroon a toppee assemblée haute trahison xam nga fa ban chef d'accusation moo gën a dëgër sax naam que lii Mansour wax ni am na solo affaire Djibril Ngom moom beneen cas la mais président fu ñu ko war a gën a mën a toppee sax chef d'accusation bi mooy lan mooy pourquoi mu wàcc le temps du Sénégal teg le temps de Macky Sall je m'explique c'est-à-dire que dafa mel ni comme si Sénégal de 2012 disons ba 2019 dañoo nekkoon ci temps wu Sénégal ci temps wu développement ci temps wu économie ba réaliser lu baax ñu ñëw ba 2019 président bëgg moom namm intérêt personnel am maanaam troisième candidature muy jël le temps du Sénégal le temps du développement le temps de la performance teg ko ci suuf teg le temps du président Macky Sall ça veut dire que mu changé gouvernement bi ña fa jot a xam dara def ay résultats mu teg leen ne samp fa ñoo xam ni pour ñu mën ko xeexal affaire troisième candidature ba sax ku ci wax leneen bi mu daat lay kii bi deuxièmement ci contexte boo xam ni moom daa woote fast track te gis nga bu ñu defee remaniement gouvernemental ministre buy ñëw il te faut au minimum 1 an
pour mën a comprendre say dossier en même temps nga ne yow da ngay def fast track donc le fait que moom mu wàcce temps au Sénégal samp temps wam parce que dafa bëggoon benn 3e candidature ba tax ko mu fàtte Sénégal ba ñu dugg ci pour man c'est ça qui est plus percutant pour la haute trahison bi acca ñu des ba tey ci wàllu politique sa Tëngéej ak waa coalition ànd liggéey ci dëgg sa Rufisque Nord nee nañ nag dafa jot ka fa nekk abale ndax nag def na fay at yu bari te amul benn bilan boo demee Rufisque Nord foofee dafa mel ni bokkatu si Tëngéej ne moo gën a xayadi te moonte de moo gën a yaatu waaye def nañ dañu leen beddi loolu nag nee nañu jot na mu dakk te élection locale yi ñu dëgmal dana dakk coalition ànd liggéey si dëgg ka fa jiite Ousmane Ndiaye lay wuyoo ñu teew lay kàddoom. parce que bu ñuy wax problème mu Tëngéej daanaka ci CEPA yëpp nord la parce que nord mooy commune bi nga xam ne amul route amul assainissement amul marché amul vaar yi amul dara te ki fi nekk def na fi 12 ans fukki at ak ñaar mooy fexe ba am ay route fexe ba am assainissement kenn du dugg nord ñëpp am problème ñëpp y a des routes bi jógee HLM pour dem Nimzat dañ ko baare woon sax si moment nawet bi ñëpp am problème kenn amul foo jaar pour dem sax marché non dafa mel ni bokk ñu si Tëngéej ñun loolu moo ñu gën a naqari loolu moo gën a tax ñu taxaw pour rayante pour nord non mérité wuñu li ñuy dund mérité wuñu ko sérieusement mérité wuñu ko ànd liggéey si dëgg non incha allah bu ñu yàlla defalee ndam nit ñi dinañ gis nañ xam ne ñun ñëw pour liggéey moo ñu tax a jóg. ñu waxtaanee wàllu ko wér-gu-yaram ndax tolluwaay woppi coronavirus gi yax nag variant bu yees bi di Omicron noonu la ñu ko tuddee tàmbali naa dugg ci réew Afrique sowu jant Nigéria enregistré nañu fa ñett ci ay cas loolee tiital na kon réew yi Afrique jamono ji ñu ngay jël seen i matukaay rawatina nag fii ci Sénégal nga xam ne ñàqu mi sax ñu bëri defañu ko ñu ànd seex Ndeye Khady Thiam Tall. variant Omicron egsi na ci Afrique sowu jant loolu ginnaaw ba mu soqee ko ci Afrique du Sud muy ñetti cas kon yoo xamante ni daal dinañu ko gis foofu ca Nigéria te ñu jógee ca Afrique du Sud ca Ghana itam ña ngi fay wax ay cas waaye limba leeraluñu ko Omicron jàpp nañ ni nag moo gën a gaaw a wàllee lii di variant Delta nga xam ni daal dina def ay ravage ci àdduna bi rawatina ci suñu réew variant bu bees bi nag moom mën na sopparndiku fanweeri yoon contre ñett bu ñu ko méngaleeg lii di variant indien bi scientifique yi sax di ragal nag ni Omicron mi mën na sax def même jéye yi que variant Delta rawatina ci réew yi nga xamante ni nag daal diw ñu ñàkku te na mu waree loolu di kaaw réewu Afrique yu bëri yu ci mel ni Sénégal ñuy fàttali rek ni réewum Sénégal lu ëpp 200 junniy dose ci ay vaccin anti Covid daal dinañu ko fi yàq ci njeexitalu weeru octobre ginnaaw bi nga xamee ni dañoo daal di périmé ndax gisuñu ku leen ñàkkoo ak kii di njiital service bu maladie infectieuse bu hôpital Fann nag daal dina rek artu tey xamle ni variant bu bees bi mën na am ay conséquences yu garaaw a garaaw rax ci dolli mën na sax dem ba yóbbu ñu ci 4e vague. 4e vague yàlla ñu ci yàlla musal Ndeye Khady Thiam Tall waaye nag li tiital waa Sénégal moo di wàllum vaccination bi campagne bi ñu si bëri jotuñu ñaxu kon nag Omicron bu fi duggee du baaxee laaj. nañu si yàlla musal moom xam naa ni moom xanaa moom corona moom Afrique du Sud lay jógee aw Nigéria. jaar Sénégal moom daal doy na wax yal nañu ci yàlla musal. yal nañu ci yàlla musal man. mi ngi noonu daal nañu ci yàlla musal daal ñeenteelu vague daal nañu ci yàlla musal. pour mu gàtt daal. nañu ci yàlla musal dañuy respecté mesures barrières. ñu waxtaanee wàllu culture laata ñuy commenté tuuti élection présidentielle yi sa Gambie 2e anniversaire la bu parcours événement la bu nga xam ne nii dafa bokk ci agenda bu Dakar ren jii na door wala sax door na 26 novembre wala jeex 12 décembre Kër Cosaan ñoom ñoo ko organisé Alexandre Guberlet démb ñoo woote woon janox taskatu xibaar yi ñu teewlu ko. boobu programme artistique la boo xamante ne dafa bari ay pàcc ci pàcc yi bokk na ci vidéo mapping performance musicale bu ñu war a def ak ay artistes yu bawoo ci yeneen réewu Afrique ñoo war a wéyandoo ak chorale bu cathédrale bu Ndakaaru am na tamit benn baobab interactif benn garab baobab boo xamante ne dañ ko defar ak ay déchets plastiques parce que programme Leeral Dakar li ko ëmb mooy benn thématique bu soxal wàllum écologie seetlu nañ Ndakaaru dafa bëri torop déchets plastiques. ayca ñu doxantu tuuti sa Gambie nag jongante présidentielle yi samedi la ñuy tànn seenam njiitum réew 960 000 ay électeurs ñoo war a dem sa mbéj gàcce mu mel ni kon nag jongante boobee juróomi at gannaaw ba fa yaay jàmb jógee ak na mu fa jógee ak na mu yore woon réew ma Adama Barrow dikk moom it kàddu yu mu fa yëkkati woon ba noppi tey ji bokk na si juróomi candidat wala juróom benni candidat yu nga xam ne ni ñoom ñooy xëccoo njiitu réew mi foofee ca Gambie jongante nag El Hadj samedi la ñëpp nag ne test lay doon ci wàllum démocratie foofee sa Gambie. waaw test lay doon
te foog naa ni xëy na Gambie ak fi ñu jaar ak Yaya Jammeh ak li ñu dund xëy na du ñu amaat benn président surtout bi boo xamante ni bii ni mu faloo moom du def mukk loo xam ni dañu ko naan accam. déjà nag mu ngi commencé annoncé. parce que ni mu doxalee ba ëgsi tey ci élection yi ak na mu annoncé woon ba muy soog a falu safaanoo na la. Adama Barrow. d'accord mun nañ ko muñal xëy na wax ni waxu africain la ak ni mu mel ci nguur mais xanaa ci wàllu élection parce que bul fàtte ni dafa am ci kanamam ñoo xam ne ñoo ko ëpp expérience ci wàllu élection. comme ay ñoom Ousseynou Dabo ñoo ko ëpp expérience ñoo ko gën a xam wàllu politique donc ñoo ko ëpp base politique ci wàllu politique. donc ñu ngi xalaat. vraiment seen électorat yaatuwul nit ñi bari. 960 000. matul 1 million. defe naa 1 million d'électeurs. matu ko donc war naa mën a bañ a am problème ba bu ñu ko gañee mu tàggoo bu rafet. lim bu matul million moom sax ci xaju fa. ñu ngi am yaakaar ci ni ak ni mu yéegee. dina doxale noonu ba élection yu leer nañ ñi am foofee ci Gambie. bon ñu ngi aussi encouragé suñu envoyé spécial Birahim Touré. Birahim Diadji Touré. moom ñu nekkal sa Gambie foofu Siré. noo jàngatee élection yi wàllum démocratie cette fois-ci mën nañu wax ne am nañu juróom benn ci ay candidats yu xëccoo foofu sa Gambie. waaw li ñu wax naan guléet. xam nga man dama naan dem Gambie lu bari sax d'ailleurs nga baal ma rek ma mbay ma présenté samay condoléances sama benn maire moo gaañu ko ak Gambie ma présenté mu tudd Yaaramu number 1 autoroute may présenté sama condoléance ak Daga Seck ak waa kër Pa Alaaji Diagne yëpp. ca Gambie xam nga guléet élection yi ba fa Yaya Jammeh nekkee daanaka simulacre d'élection la nañ ko daan tuddee dañuy def élection yi rek waaye yow leer na la ni Yaya Jammeh dafay faluwaat ba la ca amoon am ca ak Adama Barrow effectivement kiiwu démocratie la parce que da ngay xool par exemple Adama Barrow lu mu waxante woon ak gaayam yi Adama Barrow dafa waxante woon ak gaayam yi moom du def deuxième mandat et d'ailleurs sax dafa waxoon ni moom du àggale mandat bi quoi bu dawalee quelques années rek day jox léngay waaye après ba ci biir xam naa daal nguur daal moo bindoo noonu peut-être mu ni non seulement dootul joxe léngay mais sax day sampat deuxième ndëndam loolu dafa créé woon ay gars yu bëri yu ko ànd ñu supporté woon candidature maanaam sax yu làqatu woon ci moom ca jamono yooyu parce que jamono yooyu Yaya Jammeh amoon na doole lool gars yi ne ko làqatu ci moom léegi nag ñu bëri dañoo toj ci affaire boobu ci coalition boobu dem sampi ndënd en tout cas il faudrait voir que ci Amadou Barrow da cee am ay gars yoo xam ni ñoom fi mu toll nii daanaka mën nañoo wax sax ni nguur day commencer yëngal seen bopp ba nga xam ne nii ci campagne électorale bi gis nañ ñu bëri ñuy menacer di ci wax ay kaddu yoo xam ni daanaka ñu bëri rafetlu wuñ ko ne wane ni ñoom nguur gi dafa mel ni par force ñoom ñooy fallu te lu démocratie du par force askan bi moom mooy fal beneen bi tamit Sénégal dafa am intérêt ci lii xew Gambie parce que comme ni ñu ko waxee Sénégal Gambie moom mi ngi ci biir Sénégal jàmmi Gambie mooy jàmbi Sénégal en tout cas yàlla na yàlla def ñu passé ay élections yi jàmm amiin candidat yëpp que le meilleur gagne pour l'intérêt et le développement de la Sénégambie parce que moi-même je ne me vois ni sénégalais seulement ni gambien je suis un sénégambien. jaajëf Siré Sy kon nag rendez-vous lundi lay doon inchallah. inchallah bon week-end. le député du peuple 13h. maam inchallah. ci Zik FM tout à l'heure ci émission Tës maa ngi lay xaar. waaw tout à l'heure. inchallah waaye moom Tës moom Mantulaay Irak papa jeex doom ji damay bañ coupé bi si diggante man mi toog ci digg bi. non yow kay